Adnan Babou moom moo bind téere bi nga xam ni mooy dee dekki di si wax ñi nga xam ni ñoom dañoo demoon ba ñu foog ne faatu nañ ñooñu jógaat taxaw wala ñoo xam ne ñoom dañuy gaawantu di leen suul fekk ñoom génnaguñu àdduna góor gi Fallou Dieng di la nuyu da dalal la ziar. asalaamaaleykum. waaleykum salaam yow tamit Adnan Babou di la nuyu da dalal la ziar. ñu ngi lay nuyu. sa téere bi dee dekki tey boo ko doon tënk li si ne looy wax. suñ ko doon tënk mooy un peu comme ni nga ko résumé dafa nekk benn étude scientifique bu basé wu sur un phénomène paranormal bu ñuy wax EMI mooy expérience de mort imminente boobu nag nekkul thème bu bees yàgg na parce que depuis 1975 la si benn scientifique bu njëkk def benn livre en anglais ñu tuddee ko Life After Life bien la vie après la vie kooku ñu koy wax Raymond Moody léegi phénomène boobu day wane ni que 8% des commentaires ak 18% ñi nekk dans un état de mort clinique am na si ay mbir yi nga xamante ne dañ koy gis te phénomène yooyu suñ koy tënk newul mbiru àdduna waaye dafa mel ni su fekkee ñun jullit yi lu ñuy wax ci àllaaxira ñoom ci loolu la ñu gis après ginnaaw gi ñu dundaat. kon ñooñu loolu firndeel ni àllaaxira lu am la. loolu su fekkee am na loo xam ci diine nga def corrélation ak ñoom lu ñuy indi ni moom lañ gis ci beneen wàll gi ba ñu waxee ni dañoo dee ak tamit diine yi lu ñu indi loolu effectivement day wane ni dëggantaan que àllaaxira am na. bon wax ñu ñoom lan lañ gis lan lañ indi. mën naa parce que société chronologiquement dafa nekk benn étude scientifique ñoom dañ koo def dafa am benn chronologique bu ñu def. que étape par étape lay nekk. léegi ñooñu toll foofu ñuy wax état 8% de ceux qui ont vécu un état commenté wala 18% si ñi vivent état de mort clinique ñoom nee nañ suñu tolloo foofu dañuy yëg lu ñu naan décorporation mooy lan mooy dañu toog ba si yàgg rek yëg ni jamono jii nga xamante ne. par exemple médecin yi ñi ngi wax ni kii mi ngi duggante dund ak dee wala boog mi ngi dee parce que am na benn appareil bu ñuy wax EEG mooy électroencéphalogramme mooy wane ni que nit ki cerveau bi wala cœur bi mi ngi dox wala déet su arrêté rek nga xam ne appareil bi danaan tin taxaw mel ni que dëggantaan foofu la ñuy wax dee par exemple si ñi nga xam ne dañoo toll état de mort clinique. dañu yëg foofu immédiatement que dafa mel ni dafa am lu nekkoon si ñoom lépp lu doon yëg day génn seen yaram. mooy décorporation ba ñoom dañuy tiim. seen yaram di gis seen corps nga xam ne dafa mel ni benn takkandeer muy génn si ñoom nga xam ne day boole ak yëg-yëg yi ñu amoon yëpp tiim seen yaram. nga xamante ñoom nekkatuñu être physique mais être spirituel la ñu nekk. est-ce que te suñu tolloo foofu dañuy am ay facultés extrasensorielles yi nga xamante ne suñu tolloo foofu li xew dans les environs yëpp dañ koy mën a xam par exemple fii su doon nit dal na ko fi mu toll fii nga xamante biir ville Dakar la mën na xam ba li nekk Tamba wala boog li nekk Casamance ba pare su revenir à la vie da koy nettali. te suñu vérifier dañuy gis ne exactement que loolu moo waxoon am na. est-ce que décorporation ak lan. su jigee si décorporation par la suite dañuy traverser lu ñu naan benn tunnel mais su fekkee décorporation boobu ñoom am na yu ñu yëg ñu si bëri dañ naan que moment boobu sentir nañu que actuellement ñoom nekkatuñu àdduna waaye beneen monde lañ nekk. suñu nekkee beneen monde nag foofu nee nañ ñooñu toll foofu dafa am ñaari façon am na ñoo xam ne nee nañ suñu tolloo si étape décorporation boobu nee na ñoom ils se sentent bien. par contre am na ñoo xamante ne ñoom suñu tolloo foofu dañu nekk dans un état de tourment extraordinaire. par la suite suñu jógee foofu dañu traverser benn tunnel lu mel ni benn tunnel la nee nañu au bout si ñenn yi dafa mel ni lu am lumière alors que pour les autres dafa am lëndëm. ñi nga xamante ne lumière lañ gis ñoom dañuy bëgg di dem foofu ñi nga xamante ne ténèbres bi du ñu bëgg di fa dem. est-ce que waaw du ñu bëgg di fa dem par la suite nag suñu demee ba ñuy gis lumière nee nañ lumière boobu dafa nekk lumière bu neex. lumière bi nga xam ne c'est indescriptible ba pare dafa leen bëgg d'un amour inconditionnel. ba ñoom suñu bëggee ñëwaatee sax si àdduna lumière boobu da leen marqué ba nga xamante ne dañ àdduna dara dootu leen saf ndax tellement que amour boobu daf leen marqué. léegi nee na dañuy bëgg dem foofu par la suite suñu dépassé étape de décorporation bu dem ci lumière bi dañuy dem ci beneen environnement nga xamante su fekkee si ñun jullit yi la ala kulli ali àjjana rek lañ ko mën a wax ndax lépp lu ñuy décrire maanaam moom àjjana nee na ñoom dañu gis lu mel noonu foofu. waaw ay kër yu taaru donc ay rivière bépp xeetu xéwal daal bi nga xamante ne mën nañ ko teeralee nit nee nañ foofu dañ koy gis. te li gën a extraordinaire tam nee nañ tamit dañuy gis foofu seen mbokk yu yàgg yi nga xam dañoo décédé woon. waaye nee na foofu dañu fa am benn caractère bu jeune nekk ay être de lumière ba pare nekk rafet nekk jeune ba pare di leen woo naa leen ñëw leen fii moo dàq ñëw leen fii moo dàq. waaw ñu si bëri par la suite suñu tolloo foofu
am na yeneen étape yu gën a xóot mais nee na par la suite dafa am ba fenn fu ñu dem rek bu commencé dugg environnement boobu am lu leen retourner seen corps nee leen yéen da ngeen dee prématurément mais jotagul par la suite ñu seen corps dafa mel ni seen am rejoindre seen am par la suite ñu dekki par la suite suñu dekkee donc ñu commencé di wax waaw naan gis nañ lii donc am na ñu leen gëm am na ñu leen gëmul mais par la suite comme que scientifique yi ñoom lépp dañ koy vérifier ay faits réels dañ naan comme que yow génnoon nga donc il faut ñu décrire exactement ba nga toll foofu lan nga gis et il s'est avéré que ñoom faits yi ñu nettali yëpp au moment où suñu dee woon mënuñu ko woon gis physiquement mais ça a été démontré que appréhendé nañ ko mais xamuñu par quel sens. est-ce que donc mun nañ jàpp ne ñaar yooyu moom décorporation ak tunnel boobu moom mooy lu constant ñaar yooyu moom dañu ay constante lañ si ñi nga xam ne dañuy demoon ba nekk si état de mort clinique boobu mais beneen mbir Adnan mooy ñun suñu réew yi léeg-léeg dañuy gaaw rek suul nit te ñu bëri dañ leen di suul fekk deewaguñu voilà effectivement livre bi soo seetee mi ngi tudd Dee Dekki ñu sous-titré ko mort temporaire Odyssée des rescapés de la mort et des victimes des inhumations précipitées au Sénégal et dans le monde ça veut dire benn enquête la bu ñu def pendant 3 ans au Sénégal France ak en Guinée fii Sénégal gis nañ plus de 25 personnes yi nga xamante ne comme ñi nga wax la ñi nga xamante ne am cas bu gën a ndaw mooy ki nga xam ne dem nañ ba tàgge ko ba nit yi yóoxoo ko ba di ko waajal mu dekki beneen cas bi si gën a doy waar benn waay la mi ngi ci livre bi moom defar nañ ko ba mu jekk nee na yóoxoo nañ ko ne dee na te nee na moom instant ba nit yi doon ko yóoxoo nee na moom mi ngi leen doon gis nee na mi ngi leen doon tiib nit yi doon ko yóoxoo nee na ñu defar ko ba mu jekk par la suite comme nu ñuy jullee comme nu ñuy def julliti laxas ko perkaaram ba mu jekk teg ko ñetti sàpp yi di ko jullee nee na bu ñu koy jullee moom mi ngi ci biir sàpp yi ak ñoom gars yi jël ko teg ko ci seen bancaire yi yóbbu ko ba ci armée rek gas ba yor ko ci pax bi ba commencé ko suul ci la dekki waaw kooku de ce fait que maanaam su gënoon yéex tuuti rek maanaam daanaka te bëri na xam nga surtout boo demee si kaw gi léeg-léeg comme ñoom dañuy am jafe-jafe si nit su génnee àdduna ñu denc ko ndax xam nga su génnee àdduna rek day commencé di décomposé wu effectivement léeg-léeg ñoom foo xam nga dañuy gaawantu suul la ñu bëri léeg-léeg dañuy nekk si coma profond ñu suul leen te loolu nag Adnan daa mel ni est-ce que dina am solution lu mel loolu am na solution parce que déjà nit yi il faut que ñu sensibiliser leen li njëkk mooy déjà nit yi dañoo foog ni ci diine la parce que am na yeneen culture yu fi nekk au Sénégal nga xam ne ñoom si même condition yooyu la nekk un peu partout dans le monde mais suñu amee day dinañ néggandiku tuuti ndax des na mais Sénégal comme que diine jullit daf fi ancré dafa am ay textes yi nga xamante ça a été mal interprété ndax yaakaar naa ni yonent sallallahu alayhi wasallam moom yàlla daf ko dimbali daf ko wàccee si ko suuf ngir mu nekk yërmande si ñëpp te il a été prouvé que am na nit yu nga xam ne suñu leen gaawee denc fot ñun ñoo leen di rey mën naa la indil ñaari cas yi nga xamante ne benn bi fii la woon Dakar benn village la bu amoon Vélingara village bi tudd Bona kooku kankurang la woon da doon def prestation de service am di fecc jékki-jékki benn tànk bi damm mu faxastalu bopp bi jiitu bopp bi ba mu jiitee par la suite mu xëm wala boog mën na wax mu nekk dans un état de mort clinique gars yi gaawee ko taf defar ko yóbbu ko denc ko le lendemain ay doomam bu ñu bëggee ziyaare bàmmeel bi ñoom nga xamante ne fekkee wuñu woon rob bi dañoo ñëw fekk seen pap maanaam daanaka génn ci bàmmeel bi ba loxoom génn loxo rek lañ gis loolu ça a été prouvé que en réalité moom bañ koy denc deewul woon mais ñun ñoo ko rey maanaam ñi ko suul en fait ñoo ko rey te l'islam ñëwul pour sànq ay nit mais dafa am benn texte bu ñuy indi benn xadis bu siiw nga xamante ne yenn sallallahu alayhi wasallam dafay wax mu ne soo leen amee néew na ngeen ko gaawee denc su fekkee ku baax la yaa ngeen koy jëmee ci yiw su fekkee ka nga xamante ne safaan la woon nitu safaan la woon yaa ngeen di débarrassé wu ci ab safaan mais yenn sallallahu alayhi wasallam ba muy wax ku dee mooy ku dee la ñuy wax il faut ñu vérifier ak moyens yi nga xam ne am nañ ko yëpp xam ni ku dee la wala dëkk mais nit mënul nekk si benn état second comment pousser wala mort clinique bu pousser ñu gaawee ko suul lu wér nga wax ñu gaawee ko suul te boobu tamit te yenn sallallahu alayhi wasallam suy wax ni nañ ko gaawee denc parce que l'islam amul ambiguïté su doon dafa ne nañ ko gaawee denc suñu defee constat mort bi ba keroog ñu koy denc kon danaan nañ ko gaawee sang nañ ko gaawee def càngaay nañ ko gaawee jullee nañ gaaw suul bi nañ ko gaaw denc mais étape bi nga xamante ne nit ki suñ ko génnee ci këram wala boog suñ ko génnee si jàq ji mu nekk néew ba keroog ñu koy suuli étape boobu la ñu wax nañ ko gaaw parce que soo seetee jamonoy jaahiliya maanaam moment boobu dañ si doon rax yu bëri yi nga xam ne bokk ci woon ba dañ si daan sax dugal jigéen yi ki demee noonu loolu tax sax ñu ne jigéen léegi bu ñu bokk ci ñuy gunge convoi funèbre bi étape boobu la ñu wax nañ ko gaawee waaye du constat de mort bi
bañ koy denc. parce que foofu tamit même ñun sunu loi yi. yi ñu am c'est très bien encadré. parce que doomu aadama su génnee àdduna ñun sunu réew yi. dafa am benn docteur bu war a ñëw. effectivement établir certificat de genre de mort. constater décès bi établir certificat de genre de mort te tamit balaa ñu lay denc war na am certificat boo xam ne moom la ñuy pour inhumer la mais yooyu yëpp léeg-léeg bon kenn du ko topp dañuy jékki-jékki ne rek daw mais man ñaar laa si mun wax benn bi man xam naa koo xam ne nee na ma moom dafa sibiru woon dem nekk dans un coma profond fële ca Tambacounda ñu jékki-jékki yëngatootul ñu ne dee na effectivement mu ne ma ñu jël ma dugal ma si morgue bi jékki-jékki mu ne ma li ma may sens mooy morgue bi dafa paanoon climatiseur yi paan man daal nee na damaa jékki-jékki rek guddi gis maanaam jëf lépp la ndëm nee na ma jékki-jékki di fëgg raam jóg ba ci bunt ba fëgg gardien wu morgue bi ñëw tiit ñëw ubbi nee na ma jóg taxaw loolu man nettali na ma ko effectivement beneen bi mooy tamit dama jàng benn ñoo xam ne tamit dañu def yow gëstu bi nga def ñu gis ñoo xam ne dañu faatu dañ demoon ba ñu ne faatu nañ ñu ñëwaat ñooñu bi ñu leen laajee dafa am loo xam ne ñoom ñëpp lu constant lu ñu wax mooy réccu nañ ñu dundee noo xam ni nit ñi ñoo leen ko imposer mais méngoowul ak ñoom ni ñu bëggoon dundee seen dund xam nga tey ñu bëri dañuy def ay mbir parce que yow fii nga ko fekkoon parce que imposé nañ la ko mais du li nga bëgg def yooyu li wérte woon mooy soo génnee àdduna looy réccu la parce que boo sañoon nga dund ni nga ko bëggee te surtout nag mu nekk dund bu nekk ci dëgg ak yoon Adnan yow sa dénkaane lan la sa message lan la sama message mooy li nga daanelee ba ma pare sama explication ak tamit sëñ bi lu mu wax moo ci wàllu valeur li nga doon wax léegi nga ne ñooñu dem foofu suñ ñëwee dafa am neneen nu ñuy mel nu wuteeg bañ doon dem nañu mel mooy foofu suñu demee dañuy def retour à la source mooy leer googu ñu gis dafa mel ni su fekkee ci suuf yi dañ naan dafa am benn évolution spirituelle bu brusque bu ñuy def dafa am benn niveau spirituel bi nga xam dañu fay àgg ba dañu yàlla da leen xamal seen bopp yàlla tamit xamal leen boppam ba foofu lépp li nga xamante ne ay valeur la yi nga xamante ne yàlla dëxëñ na ko ci nit ki day jékki ci ñoom ba ñu nekk ay nit yu baax nekk ay nit yu altus te lu gën a important tamit nekk nit yi nga xam dañu wéeru rek ci yàlla. mais est-ce que foofu du li Fallou Dieng lay di wax fa lay nekk dëgg-dëgg parce que fii tey xam nga mun nañ jël valeur nit jox ko gëdd boo xam ne amu ko mais fële nag boo demee sa vraie valeur moo fay feeñ parce que yàlla dafa jox nit valeur gi nga xamante ne c'est inestimable maanaam suñu borom subhanahu wa taala ba mu wàcce aadama si ko suuf daf ko wàccee ngir mu nekk xalifatu fil ardi loolu ñun ñëpp am nañ si cër te nekk ambassadeur suñu borom loolu màggaay bi kenn xamul mu toll kon ku négliger sa bopp rek c'est parce que da nga xamul yow de dafa mel ni téere bi nga bind daa yokk sa pas-pas yokk sa ngëm suñu borom mën nañu wax sama pas-pas ak sama ngëm su doon benn la téere bi def na ko 1 milliard te bis bu set day yokk yow fu mu toll nii yow ay wàllum dekki yooyu yow da nga say am yàqin bu wér loolu sama dund ci loolu rek ngay dox loolu rek sama dund fi mu toll nii boo gisee koo xam ne gëmul yàlla wala gëmul àllaaxira ak yooyu yow ban xalaat la lay jox ku gëmul àllaaxira dama xam ni dafa xamul dafa xamul waaye lii tax ba nit mën a gëm àllaaxira li nekk ci ginnaaw yàlla def na ko ci moom pour yow loolu noonu parce que dee moom ñëpp xam ni dafay dikk léegi yow am nga si kóolute bu wér péng ne que am na luy xew ci ginnaaw yan dénkaane ngay jox nit ñi pour ñu waajal loolu waaw dénkaate bu njëkk mooy yàlla ni mu bëgg ñu mel ko mooy ñu nekk ñu baax ñu nekk ñu altruiste gëm yàlla delloo ko la moom mooy to ni ko bokkaale nit yomb na ne lool di nga gis tubaab buy dox wala nit ki nga xamante ne bokkut ak yow diine alors que en réalité moo la gën a gëm yàlla parce que ñun conception diine dafa am benn conception dafa am tam benn jargon bu muy def ci yow ba nga xamante ne filtre la psychologie yow si ngay interpréter lan mooy yàlla ak kan mooy yàlla alors que nit moom mën na bañ a nekk foofu alors que gëm na yàlla gëm gu wér yàlla loolu la bëgg ci ñun nit nag soo gëmee yàlla gëm gu wér xam ni un jour ou l'autre maanaam di nga génn àdduna te lépp la nga defoon maanaam dañ la koy delloo muy lu baax wala muy lu yiw parce que sax àggaluñ ko waaye ñoom am na fenn fu ñu toll fu ñu naan revue de vie mooy maanaam lépp lu ñu defoon ci seen dund yàlla daf leen koy wanaat dañ leen koy wanaat ci benn télé ñuy gis seen acte yëpp fait et geste
te boobaa lépp lu ñu defoon li nga xam ne su doon du lu baax dañ koy regretter. su doon lu baax nag dañ koy bëgg mel ni que da leen di rapprocher en fait lumière boobu. kii de ñu ngi fàttali imam Maodo Sylla yàlla na ko suñu borom dolli yërmande ak leer mu doon wax naan sama mbokk jullit yi maa ngi leen di digal ragal yàlla ak topp yàlla.